sànq ba léegi moom la ñuy waxtaane gis ko sax dafa jafe fi mu toll nii état beeg commerçant yi ku nekk di joxoñ baaraamu tuuma sa morom ñun consommateurs yi ñun lan lañ ci coono yeeg jafe-jafe yi nga xamante ne ni moo nekk suñu kaw ñoom ndax dañ leen di xaar ñu lijjanti seen problème yooyu ba pare am déet loolu lépp dinañ ko waxtaane ak yan solution la ñu mën a jël par rapport ak li nga xam ne moom mooy anarchie bi am ci wàllum jënd meeg njaay mi ku mu neex yokku tey ku mu neex wàññi bu ñu wàññee doo wàññi bu la neexee dégg yokku la nga yoroon stock ba nga yoroon jëndee woon ko ci njëg loolu wuuteeg loolu bi nga xamante ne annoncé nañ yokk nga jëlaat ko yokk ko nam la neexee loolu lépp ban njàppandal ak ban njeexital lay am ci li nga xamante ne nii moom mooy consommateur bi damay bàyyi rek Mandione Aidara mu dalal gan gi bu baax a baax may ko mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan ñu daal di xuus ci waxtaan bi. jërëjëf Mouhamed Ndoye noonu la demee Jean-Pierre Dieng nekk fondateur et président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal UNCS ci atum 1996 jàpp 2015. waaye tamit ci geneen fànn moom moo nekk jamono jii ni may wax ak yéen secrétaire général provisoire bu UNCS nekk tamit directeur de publication du courrier du consommateur loolu nekk loo xam te ni aussi benn kese la képp donc moom kese moo ko am fii ci Sénégal moom la ñuy dalal tey ci bët set sëñ bi Dieng ñu ngi am mbégte gu mag a mag ci li nga wuyu suñu invitation. merci man itam am naa mbégte ñëw Seneweb parce que Seneweb pour ñun consommateur institution la amul kenn kuy yeewu Sénégal ak àdduna ngay sénégalais te sa xel demul ci Seneweb nga bëgg ko nga bañ ko bëgg donc loolu bu ñu la wooyee ci kër gu mel noonu da ngay sant yàlla di ñaanal ñi mu fi fekk ak ñi fiy liggéey ak ñi ciy suturloo yàlla may leen ñu jëm kanam amiin ak boroom kër gi itam ndax nit bu taxawalee loo xam ni day intéressé doomu aadama sante ko suñu boroom jëfee ko dëgg la jërëjëf ñu dugg nag ci li nga xam te ne nii moom moo nekk sababu invitation bi mu nekk jamono ji ñi yow boroom kër nga gis nga ni nga xam te ne nii noonu la dëkk bi dëgëree ci bépp boor rax ci njëg yi nga xam te ne nii nee nañu dañ cee laxas jaan moo xam suukar sax kenn gisatu ko moom moo xam dëwlin moo xam ceeb moo xam lépp loo xam te ne rek consommateur bi da koy soxla lu ni mel moom lan moo koy waral. man dama jàpp ni cuune ci ñi ñu jiite la. cuune ndax juróom-ñetti weer ci at bi ñu ngi yokk ndànk-ndànk nit ñi di ko wax. te trouvé wuñ ci benn solution lu dul tey jamono ji ñuy wax ak yow ñu ngi dajee CICES pour mun a wax ci mbirum yokkute bi maanaam conseil national de la consommation nga xam ni cuune weesuwul loolu ndax bu fekkente ni juróom-ñetti weer ñu toog ba nit ñi soogu yuuxu pour nga ni da nga leen di woo pour waxtaan te nga def ay jumtukaay te ni nga ko defee sax dafa teel dafa tey xel ndax conseil national de la consommation amoon na avant loi bi assemblée nationale votée sur les prix et la consommation d'accord loi boobu indiwaat ko ci même tour mais ci sukkandiku ci yeneen texte kon ban lañ ci woo tey bu njëkk ba walla bi ñu mujjee woo donc ba pare amul concertation woo ay nit plus de ñaar fukk fanweer organisation nga ni ci benn matinée da ngeen di waxtaan ci mbirum njëgu produit yi d'accord loolu te amul benn document bu ñu leen jox amul dara lu ñu préparé ndax na ñuy nattee njëgu suukar bi d'accord du bokk ak ceeb bi du bokk ak diwlin bi du bokk ak tomate bi du bokk ak saabu bi donc loolu mu ne su ko réglé tey donc loolu moo lay won ni cuune ci nit ñu jiite réew mi ci wàllu njënd ak njaay mi kon su ma la déggee bu baax a baax sëñ bi Dieng kon déjà seen départ nii
raté nañ ko kon ñun ñi nga xam te ne peut-être yaakaaroon nañ ni bu ñu génnee ci waxtaan woowu noonu solution dina mën a am ci yokkute njëg yi du mën a am finalement. non loolu moom mënee sukkoon. amul sens kon. non defe naa li ci des matatul sax ñeenti waxtu wala juróomi waxtu waa Sénégal yëpp danañu xam fan la ñu toll ci mbirum woote bi ñu woote pour gis yoon bu mun a tax njëg yu yokk gi ñu am ci solution. d'accord alors li nga xam te ne ni moom moo nekk wàllu suukar si. aussi problème la boo xam te ni moom moo gën a sax sonal askan wi jamono ji ñu toll ndax kenn gisatu ko faf ñu bëri jàpp ne compagnie sucrière du Sénégal gi nga xam te ne mu ngi fii ci réew Sénégal moom ñoom ak commerçant yi ñoom ñoo jël mbir yi laxas ci jaan ñi jël suukar si denc ko ci seen i magasin ngir yokk prix yi loolu moom jàpp nga ne lu war a mën a am la wala su amee aussi lan moo leen ci xiirtal ñu koy def. man damaa jàpp ni mbir mi dafa leerul fenn. ci fañ ko tàmbalee ci usine suukar bi. 1960 ba léegi ndax. la Senghor régime am signante woon ak ki nga xam ni moo indi. Compagnie sucrière bàyyi compagnie sucrière muy Mimran moo doon ñu taxawal usine boo xam ni dañuy béy jàmb suukar def ko suukar ba Sénégal bañ a jéggaanati suukar di ko defar fii ba ñu koy génne di ko yóbbu bitim réew 1960 ba léegi maanaam muy presque juróom fukki at loolu amul lu dul façon bu dul façon jinne def nañ ko pour wax ci pour ñi nga xam ni ñoo fi toog ci diggante bi ci régime yi muy Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ñu seet loolu lan nañ ko mun a saafaraal ba ñu wax fi ñaareelu usine boo xam ni Dangote daf ko fi waroon taxawal commerçant yi UNACOIS jóg xeex ci ñun sax duggoon nañ ci ba ñu naan ñun dañoo waa compagnie sucrière dañoo jënd mais man dama jàpp ni tey bu ma delluwaatee ci ginnaaw dañ ñoo ndax liggéeykat yee ñoo woon ni ñu suñu jumtukaay yi le commerçant yi bëgg a yàq ndax ñun ci la ñuy dundal suñuy jaboot loolu war na mat fukki at ci ginnaaw ñu ni leen loolu wax ngeen dëgg waaye yéen itam fexe leen ba Sénégal mën di defar suukar bañ ko jéggaaneti ba génne ko bitim réew ñu ni waaw ba jamono sii loolu amul matul at ñu waat ñu liggéeykat yi pour ñu ñëw xool seen suukar ni mu tegoo foofu te mënuñ ko jaay ndax commerçant yi bi ñu demee nag ñu xam ni lii ay nax la te la ñoo dogoog ñoom te pourtant première fois bi ñu jëkkee jóg dañoo xeex ak waa UNACOIS ba ñoom seen bopp ñooñu waat ni ñu seen taxawaay tax na ba suñu suukar yépp a jeex mënuñu nag nekk ñoo xam ni dañuy dëkkati di ñu nax ba ñu yeewoo la ñu ni léegi li fi sës ba sës na ñëpp ànd laaj deuxième usine mais bu ngeen ko seetloo muy politicien société civile kenn waxutul ci deuxième usine bi saa yuñ ko yëngalee di nga toog ñeenti at yoo xam ni kenn du ko wax day mel ni suukar daa raax ci gémmiñu ñi ko war a wax kenn dootu ko tudd loolu nag mënut léegi nag mbir maa ngi nii tegu problème bi fekk amul deuxième usine duñ ko wax te ñun nag dañuy aw ci digg bi liñ ñu waxoon mooy Dangote xam naa ni dinañu wax ni Dangote aw na fi mais man du sama problème moom laa fi dégg moom laa fi xam ni moo fi waroon def deuxième usine mais na ci commerçant yi wax parti politique yi ñu yaakaar ñu di ñu maanaam waxal di ñu xeexal nañ ci wax
ñëw ak CSS. voilà parce que deuxième usine am na ci cimenterie yi. waaw am na ci yeneen xeetu. secteurs yi. mais lu tax mi mu daan 60 ans ba léegi mu téye benn réew complètement tout le monde laa wax ñëpp ci biir politiciens yeeg muy pouvoir ak opposition ñëpp la téye ci biir kenn du wax ñun nag en tant qu'association de consommateurs dañu ni loolu léegi dañ koy wéyal tous les jours day dagg. alors li mu wax am na solo ci li nga xam te ne moom moo jëm ci wàll bi ndax wujj souvent day tax soxna si gën a góorgóorlu mu gën a góorgóorlu mais man dama jàpp ne tey jii lan moo ci nekk responsabilité ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk état bi parce que ñoom commerçants yi ak industriels yi ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma état bu Sénégal par rapport ak ay taxes ak ñoom seen loolu aussi lan nga ko jàngatee. wax naa fii ça fait plus de ñaar fukki at ma ni réew. ñi waruñu nax seen bopp ñun amuñu pétrole amuñu gaz amuñu dara lu dul taxes yi ñuy teg te taxe yooyu mi ngi jóge ci liggéeykat sénégalais yi ñu nekk bitim réew ak ñiy liggéey fii. ci banque yi assurance yi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci état docteurs yeeg enseignants yeeg ñiy liggéey ci kuréel yu mel ni seen Bos Seneweb wala ci yeneen télévision. liggéeykat yi maanaam béykat yeeg ñëpp li ñuy jënd day am taxe yooyu moom mooy dundal réew mi mooy fay fonctionnaire yi defar tali yi. waaye nag taxe yooyu. bu fekkee dafa ñëw. di fay ay bor yoo xam ni la ñu lebi ñun ñaanuñu du ñun ñoo laaj ay stade ñun du ñun ñoo laaj autoroute à péage du ñun ñoo laaj ay pont yu ay tali wala ay maanaam tabax yu jar ay milliards ñu dem abbi ko teg ko suñu ndon ñu xool ni léegi ñi ñu lebal ñu ngi ñuy teg pression pour ñu fay leen ñu ne amul dara lu ñuy def lu du jël ko taxe mais ñooñu vraiment il est temps ñu wax ak ñoom te neewoon naa yàgg bor yi danañ koy fay boo demee nag ba fay bor bi commencé di wàññeeku boo waroon fay at bu nekk 100 francs ñu gis ni yaa ngi fay 80 fay fukki dërëm dañu ñu delluwaatal xoolaat sa bopp. lu lii lañ la waxoon ci bor bi ñaar fukk la nooy def da ngay wëlbatiku def ay taxes looloo ñoo dal actuellement. te nag réew day am président de la république am premier ministre am ministre léegi président de la république la ñu am ministre bu ko yor. mooy ministre du commerce. ministre du commerce bi nag tey. am na sama naataango bu wax ni ci fan yi ci journaux yi moom deful lu dul campagne pour élection locale yi taluñu tey taluñu woon démb mais man mënuma ko weddi parce que vraiment lii depuis janvier ba léegi mbir yaa ngi yokk te nag maa ngi dégg ci fan yi ñuy wax douane nee na day yokkaat beneen taxe ndax commerçant yi duñ fay lempo foofu lañ leen di képpee mais nan nga mën a yokk taxe ci commerçant ba pare nga naan moom nga koy def commerçant kañ moom sonnul boo ko fayelee taxe bu indee boutique ba yow mi jënd ci yow la koy fayeeku ndax xam na ni li muy jënd soxla nga ko du sonn kon moom commerçant bi sonn ko ndax li ngay jël ci moom mi ngi koy jël ci liggéeykat yi wala kiy jënd te kooku daraam yokkuwul kon xam ngeen ni kon dara yokk bi pareeguñu ndax li may wax motul même pas ñaar semaine bañ koy wax nga dégg benn commerçant Moustapha Tall mu ni njëgu ceeb bi dafa yokk bitim réew nañu xaar mu yokk fan yi kon muy beneen giirawaal yi buy ñëw tegu suñu ci loo xam ni
depuis 1960 c'est-à-dire li ñuy wax bu fekkoonte ni démb la woon. du am problème. mais 50 ans ñu naan autosuffisance alimentaire. ñu naan ñu ren dinañu béy loo xam ni. dinañu mun a dundal. loolu amul kon ñi naan chiffre ñuy jox natt yi ñu dox ay nattu naxe la. benn du ci dugg. bu téye ministre bi yor mbéy mi ni la nangam la ñu def ci tonne léegi ñu mun a moomal suñu bopp. ki yor meew yeeg nag yeeg yooyu. pareil et cetera. donc réew mën naa dox ci loolu. mais malheureusement nit ñi ñoo yeewul te xam fan la seen intérêt nekk. man bu may topp politicien 60 ans. ma koy dégg lu dul. ci bu ma toogee assemblée nationale. bu ma toogee mairie. bu ma àndeek Massamba ak Mademba. seen rongoñ tuuru. rek wala de temps en temps ñu dar leen ñu won leen ci mbënd mi wala yooxu kooku dama ko fay ba. dem ci association de consommateurs yi parce que nag man maa ngi ci depuis plus de 35 ans. première association consommateur bi ma fi jëkk a taxawal. mooy ASCOSEN. ci laa ko taxawal ay weer ma dem wooyi Momar Ndaw ak ay yeneen moromam ñu ñëw fa la tàmbalee. ba léegi mënuñu moo wax ak lu ñu sikk ni njiitum association de consommateur jàpp nañ ko ci ñu njaaj wala loolu musul am. dañ ñuy jiiñ rek. ñu ni Jean Pierre dafa far fii Jean Pierre jubul. musul am te politiciens yi ci la ñuy xëy ba jant gisoo. kon boog mën nañ ñu wóol. léegi nag boo duggee ci ñun. te gis ni lii tax ñuy xeex nekkuñu ci. bu boobaa nga mën a soog a wax. parce que nag man du ma am gàcce ak rus ndax defuma ko fi gisuma ko fi buy tax dem du ma wax nit ñi ni ginnaaw ñun te dama koy wax du li ma nekk ci taskatu xibaar yi ndax bu dul woon ñoo kenn du ñu xam. ginnaaw ñoom. ñun ñoo fi sës. donc dafa am fu ñu toll ay solution mënatul nekk. maanaam pas ay waxuma solution maanaam lay mënatu fi nekk. waaw lay solution daal la ñu war a xool. voilà mais instant bi ñu toll nii dafa am aussi benn ponk boo xam ne responsabilité yi mën nañuy xaar ne état bu Sénégal ak ministère am nañ ci benn waar. mais yéen aussi ci benn côté parce que bu ñu gisee tey benn UNACOIS jàppo ñu gisaat encore benn assise bu taxaw maanaam association des industries du genre te yooyu yëpp presque à chaque fois. ku deful dara naka naa kenn du ñu jiiñ baaraamu tuuma au moins am na responsabilité boo xam ne ci seen wér la bu ngeen war a taxaw te mu manqué. waaw nañu def ràññee ñun association de consommateurs la. waaw aussi je sais. mais li dal nag. ñeneen ñi itam mën ñu dal. xam nga man bi may taxawal association de consommateurs. première association di ci woon nit ñi di taxoon moo woo leen parce que dama ni leen dama bëgg démocratie ci biir. ci biir loolu ma am ci ay jafe-jafe ba créer juróomi association ndax bu ma ci créer ni nit ñi nañu yaatal ñu ni ma bu keneen ñëwee day nangu li ñu taxawal suñu liggéey yàqu ma dëgër bopp ni leen loolu ñàkk gëm yàlla la mais ba ma demee ba ci yàgg tey jox na ma raison def naa association ñaar fukki at ma jox lenge yi ab ndaw amul ci parti politique amul ci syndicat amul ci association am na ñoo xam ni seen diiru àdduna ci la te tey la suñu association Union nationale des consommateurs du Sénégal gën a taxaw foo dem ci Sénégal foo dem ni ñu représenté sax parti représente avec nos propres moyens. c'est pour dire que mais n'empêche yéen a ngi def mais dafa mel ni ne presque solution bariwul parce que à chaque fois lu ngeen distribué wu problème yaa ngi gën di durci te yéen duñu leen dégg lu dul te yéen duñu leen dégg lu dul yenn moment yu mel nii. loolu aussi est-ce que nekkul benn problème. bu nu fekk alerté ah. waaw rek ngeen wax mais xam nga. prévoir aussi. mbooloo xoolal boo calculer PS ba ay. Pastef yi mujjee li ñu dajale ci koppar pour mobiliser nit diggante campagne ay milliards ak milliards association boo xam ni amul doo dégg ñu ni la
dañ leen financer à l'extérieur lu dul société civile bi li ñu leen jiiñ ci financement extérieur boo ko doon xaaj ay junni dalul association de consommateurs. On n'est pas subventionné. te arrangé wul tubaab yi parce que tubaab yi consommateur rek la ñu ragal ci àdduna parce que parti politique wala ñeneen bu ñu faloo wala intérêt ñun c'est tous les jours c'est-à-dire tey boo nee ceeb nangam nga ceeb Mao kii ni ceeb Macron mais ceeb Macron tubaab yee ko moom ceeb Mao tubaab yee ko moom boo leen ko naree xañ yow mi nga xam ni loolooy seen liggéey duñ la jàppale. mooy association de consommateurs yi nit ñu weex yi dañ ko am ba pare mu rëcc leen bëggul ñu mu dal ñu fii moo tax léppuy xeetu jàppale du am dañ koy xool ci ndox mi banque mondiale ay milliards la fi dugal ay milliards yi du ñu nangu ñu natt ko foofu lajj nañu pourtant banque mondiale nee nañu mais dafa am ay réew yoo xam ne dañ leen a dàq ñun nag muy OFOR muy SONES muy SEN'EAU ñooñu yëpp yor mbirum ndox mi ñu def ci milliards ba léegi Sénégal a ngi ñàkk ndox te am na dëkk yoo xam ni am na jamono Burkina njëgu ndox mais gënoon yomb bu Sénégal te Burkina amul dex donc pour woon ni la ñun dañoo toll foo xam ni pour ñu suñuy xel rek moo ñu may ñu toll fi ñu toll mais du jàppale léegi nag nit ñi ñoo war di xool di gëstu mi ngi am ay avancement par rapport ak bi ñu commencé te itam boo gisee ñu nit ñi di yeewu ci njëg yi c'est parce que association de consommateurs yaa ngi wax ndax taskatu xibaar yaa ngi leen di gestu yematuñu ci jàngalekat yi ci fajum docteur yi ak yooyu donc loolu moo lay won ni du yomb mais yéen ñun suñu leen déggee rek prix moo yokk non mais ñu ngi ñuy parce que dégg ci il y a pas de propos man gisuma comme yaa ngi wax insuffisance alimentaire des propositions yoo xam ne état bu Sénégal war na ko mën a àbb de sorte que yéen ñi duñ fa yegg mais yéen daal à chaque fois bu ñu leen déggee rek problème am na prix yokku na ngeen ñëw yuuxu ci kanamu askan bi mais des propositions yu ngeen di teg pour que état bi mën ciy jaar de sorte que loolu di bañ a yegg si lan la. bu ma ko doon lim dafa bari ba mënuma ko mais ma jox la benn rek tey et à chaque fois. bu rajo télévision taskatu xibaar yëpp doon génne li may wax li ma doon wax yaa 20 ans c'est valable dañu taxawal tey kuréel boo xam ni autosuffisance alimentaire dem nañ ba ñu ni peut-être man may laboratoire association de consommateurs yi ma ni leen non man damay xalaat ni dañu fi teg ay solution ba sonn mais bi mujjee tey dañu taxawal structure boo xam ni dafa regrouper producteurs consommateurs yi ñëpp pour autosuffisance alimentaire xam nga année bii dañ fi taxawaloon année dañ ko defoon atum consommé local bi ñu ñëw indi ñu pandémie ñu ni aj nañ ko mais jamono ji ñu toll ñu ngi taxawal loo xam ni pour ñu autosuffisant alimentaire commencé woon nañ ko ak compagnie sucrière ñu def bi suukar bi ñàkkee ñu ni bi ñu amee jafe-jafe jaay seen suukar ñu ni ñu vraiment importateurs yi tax ñu ni leen kon nañu taxawal loo xam ni dañuy consommer local ci la Union nationale des consommateurs du Sénégal lëm ko CSA ñu ngi may dégg INSAS ñu jaay xar yoo xam ni dafa jógee Fuuta ak appui liggéeykatu kii ñu jaay ko muy presque juróomi téeméeri xar yoo xam ni dañ ko jox syndicaliste yi yoo xam ni dañu leen boole ak ñiy sàmm Sénégal ak association consommateurs yi loolu jeex na ñàkkuñu ci dërëm c'était des millions nit ñi remboursé ko mais yow sa bopp munoo continuer alors que état bi du la taxaw mais gis nañu fii ay manquement yu bari dañuy bind parce que li ñuy toppatoo dafa bari. kon dégluwuñ leen dafa mel ni yéen dafa mel ni kon dégluwuñ leen daal.
mën naa wax ni dégluwuñu par pàcc parce que xoolal bu ma la demee 5 nga jël santé nga jël tabax nga jël ndox nga jël électricité nga jël communication 5 yooyu rek boo ko jëlee doy na sëkk ak barke benn bu ci nekk yor ko yooyu yëpp nga war ko yor ñu ni la par exemple ci région yi am na région yoo xam ni amuñu communication kenn mënu fa jot seen web la xam nga lu tax parce que poto yañ fa defar yu société communication yi Sonatel Tigo Expresso duñ leen entretenir ba du am relais te poto yooyu samp nañ leen fa ñuy def di ko kaas di ko wax ñu ni matériaux de construction yi ñun suñu bopp INCS dañoo woo ñi nga xam ni dañoo def matériaux de construction parce que lakk yi ngeen di dégg yëpp ci fil yi la ak façon lampe yi éclaté ci guddeeg yooyu ñu woo leen dajale leen ñun ñoo leen woo dajale leen créer leen pour ñu def loolu ñu def fer à béton bi anu mujjee bi mun na saxaay donc mais doo sonn parce que dina am foo xam ni te bii defe naa ni niñ ko defee woon y'a 6-7 ans xam na nit ñaa ngi fàttaliku boo duggee ci internet ba léegi les émeutes de la faim siège u UNCS la jóge ba buntu Walfadjri du woon réunion loolu moo réglé ba indi assise nationale kon da nga bëgg jàpp ne kon tey jii dañuy demaat ci jamono joo xam te nii il faut que nit ñi génn wane seen naxar ngir ñu wàññi mbir yi soulèvement populaire ñun am na fu ñu jàpp dañu ni duñ ko wàcc te dañu ko proposer Sénégal njëg yi amoon le 1er janvier 2021 nañ fa delluwaat 2021 waaw le 1er janvier voilà d'accord parce que boo waxul lu leer ay jaxasoo dana am dañu ñu wax ni non nañ calculer kan la fret bi ñëw ak nangam ñun toppatoo nañu. parce que dañu ni depuis 1er janvier mi ngi yokk di dem. parce que aussi monsieur Dieng dañu seetlu aussi sénégalais tey jii bu fekkee par exemple benn chef politique benn leader politique tey moom moo génn ne bon nañu def lii nañu def ay marche ngir naxaru tel askan wi yëpp dañuy génn ci moment dem place de l'Obélisque topp ko tel mais quand il s'agit quand même li nga xam ne seen intérêt la sax parce que ñun ñëpp ay consommateurs lañ ñun ñëpp la mbir mi affecté duñ gis kenn ñëpp dañuy toog seen kër kenn du def manifester wu kenn du def tous yéen aussi amoo leen ci responsabilité yéen ñi nga xam te ne non responsabilité ñun ñëpp la ñun am nañu responsabilité mais loolu mooy suñu problème parce que suñu problème ni mënuñu nekk opposant mënu nekk ak pouvoir boo nekkee opposant bunte yëpp day tëju parce que dañu naan ñoo waxtaan wala wax ñu sa soxla donc ñoo compte bu dee da nga ànd ak nguur gi gaa ñi ni bu leen dem ñii dañ leen a jënd loolu rek ngay dégg waaw donc lan la ñuy mën a def dawalal suñu xel seet ñu yaatalee dem ci population bi ñun solution bi ñu trouvé INCS solution bu jafe la massification la ñu def avec nos propres moyens. d'accord nee naa la aujourd'hui nous sommes plus de 5000 membres c'est-à-dire n'importe quel organe de presse bu fëggee suñu bunt ñoom ñëpp ñëw nañ fa amul benn organe de presse bu ñëwul suñu conférence de presse d'accord mais boo ñëwee boo duggee dinañ la wax registre bi ni la Tamba diw loolu nag dafa méttiwaay boo xam ni parce que da ngay dem Touba dem Tamba ak say musuñoo am 1 centime dërëm bu état appuyé association consommateur loolu nag option bi def nañ ko tey ñu ngi koy réussir léegi nag combat bi da ngay dem at bu nekk nga xalaat bii nag dañu ni dafa am loo xam ni ñoom seen bopp weer nañu ndax ñu ngi woote solution ndax ci kan yan prix la ñuy delluwaat. waaw xamuñu ko. alors ci solution yooyu nga wax léegi nii tax na sax ba ki nga xam te moom mu nekk le ministre des finances. des finances la Abdoulaye Daouda Diallo donc joxe na instruction pour fële direction des douanes je pense pour ñu dindi li nga xam ne moom moo nekk. taxi yi ba le 15 octobre loolu aussi nga jàpp ne c'est une. pour suukar bi la dafa yomb waaw.
man damaa jàpp ni nekkuma fi nag pour attaquer compagnie sucrière damay wax ci lu am. waaw compagnie sucrière dafa am moom la ñu tuumaal ndax bu ñu nee suukar moom la. nee nañu gisuñu suukar bi dafa cher et cetera ça veut dire que donc liñ doon liggéey ci suukar. daanaka fii ci réew mi jeex na foog ñu jéggaane. importé. voilà ñan ñoo fi nekk commerçant yi. ak compagnie sucrière. compagnie sucrière moo ëpp doole fukki yoon commerçant yi. bu ñu wàññee suukar bi moom da koy arrangé. ndax am na doole boo xam ni mën na jënd suukar pour juróom-ñaari weer. bu ko jëndee. ñeneen ñi indi. waaye moom jënd na ba pare. te dafa am doole foofu ubbi nañ buntam pour moom. d'accord kon kañ njëg yi. dina am stock boo xam ni dootuñoo waxi suukar parce que jàpp am na fu mu jëfandikoo. d'accord kon ñun dimbalewuñu compagnie sucrière lañ ñu dimbale. lay dimbale. alors que problème bi moo doon am nañu suuf su doy. pour béy parce que bu ñu diggee ci jeu boobu ñun. dinañ ñu nelawal parce que dinañu wax ni Aïdara de li mu wax dëgg la ñu fàtte ñaareelu usine bi. nee naa la bu ñu defoon suukar bi bu ñu ñëwoon 2000 bii. maye nañ ko gratuitement gouvernement bi nee na damay subventionner ces compagnie sucrière. waaw ñu maye suukar bi kenn dootul jënd suukar du ñu teggi meetar li ñu wax ñaareelu usine bi du ñu teggi meetar parce que bu ñu mayee ba ñu suur. dañuy jékki-jékkiwaat yokkaat loolu moom du noom nañu xam ni ku toog tey ak ku dem suba ñàkk yam mu def ci milliard ñàkk def milliard. ñoo te ba pare beneen bi mais ñoom ci yoon. kenn waxu ko compagnie sucrière warul importer dafa war a taxawal. société boo xam ni jënd ak jaay mooy liggéeyam. ñoom seen liggéey moo di béy transformer jox ñiy jaay mais munoo béy transformer ñëw teg di concurrencer kiy jënd ci yow. donc ñoom dajale nañu xaalis bu doy par rapport ak ça mais nag lu ji njàgg suñu commerçant yi la. parce que ñoo deful liggéey bi war bu téye ñu nekk suukar bu ginnaawaati suba ñu nekk xorom. kenn xamul ñun nag suñu part responsabilité mooy liggéey bi dafa yombul. du musa yomb ci ñun. yéen daal da ngeen bëgg ñu jàppale leen daal. bëgg mais c'est parce que ñun. li ñuy def état bee ko war a def surveiller marché yi ñu yokk sol waaye nga dem boole. surtout ça aussi location bi aussi cher na trop. waaw moom laa la wax liggéey boobu kan moo ko war a def kan moo war a contrôler marché yi kan moo war a seet hôpitaux yi. njëg yi mais loolu du ñun. seen liggéey dafa métti yéen. te kenn fay ñu. alors que de façon ñi bénévole nga xam ni dañoo am moyen. ñu ngi leen di subventionné. suukar beeg ceeb bi ngeen mais c'est des gens qui ont des moyens. réewum xoolal benn loi bu ñu voté. loi bi dañ ko voté mooy sur les prix et la consommation. dañu ñu woon ñu seet organisation consommateurs yi ci biir loi yi teg yoon am seen registre am seen compte bancaire am renouvellement et tout pour ñu financer leen non seulement dafa génn mais mi ngi doon nelaw ci kii maanaam taabalu ministère yi pour ñu signer promulgation bi ci le conseil national de la consommation nekk tey loi boobu nee na nii la ñuy organiser prix yi nii la ñuy organiser prix yi loi bu bees bi ci conseil national de la consommation bële passé c'est pareil mais ci bële passé dañuy woon tarif yi dañ koy affiché bu ñu affiché tarifu ceeb tarifu diwlin tarif bu yokkoo di nga ko xam mais bu fekkente ni yow affiché te ni ñu woon dinañ ko affiché donc ñoom def nañu erreur. kon est-ce que monsieur Dieng du foofu ngeen xawee lajj tuuti parce que tey affichage prix yooyu noonu tey da ngay dem boutique gis fa kilo sucre benn 600 francs nga dem Auchan wala yeneen grande surface yi nga gis fa kilo sucre 590 560 est-ce que prix yooyu noonu tamit kan ma ko war a définir ba mu juste. xam nga ñun li ñu mën mooy li ñu naan
service public moom la ñuy def mais boo demee service du commerce lu ñu lay wax amuñu effectif te ba pare charte yi xam nga Auchan dina afficher prix yi mais boutique yi du afficher ñun dem nañu boo organiser boutique yi lépp loo yaakaar ni nit war na ko def ci commerce Sénégal def nañ ko on a créé 2 associations ñun INCS te suñu yoon nekku ci pour mu tegu Fédération nationale des boutiquiers détaillants du Sénégal maa ngi profité jaale leen ndax seen président dafa gaañu même pas un mois ci yoonu Guinée muy monsieur Diallo ñu créé union des boutiquiers détaillants du Sénégal anamu état bi toppatoo parce que état bi buggul ku organiser li mu jot a ñam ci inaakuwaay yi tasaaroo la bañeti mu am ndax ñooñu lu ñu mu bon am na lu ñu xeex ñu taxawal ko mais aujourd'hui li nga wax dañuy def lu dul dénoncer léegi nag ñu organiser di arriver à une situation bu sénégalais yi gëm ñu fii nag la ñuy sénégalais yi di gëm dañoo wàññi wala du wàññeeku man 2021 bii man bu ma gisul nii def nañu action dama koy wax plateau télévision yi dootuma waxuma bokk sax association ndax bokk naa ci ba pare ndax sama tur a ngi ci mais kenn dootuma déggati moo wax ci consommateurs yi te dinaa ci teg ni ce sera l'échec du mouvement consommateur au Sénégal parce que mën na nekk bu ñëpp mànkoo ñu ni nañu dellu tu t'imagines loo xam ni 3 fois njëg yi entre 1er janvier ak man mais loolu mën nañ ko négocier ñu dañoo yokk prix maanaam fret bi dañu yokk taxe douanière yi dañu yokk lii dañu yokk lale alors que bu ma jël diwlin bi mais lu tax boroom xam-xam yi di ñu indil ay diwlin dafa am aflatoxine et cetera weddiwuma ko mais li ñuy béy ci kaw gi bu ko jigéen ñi daan transformé Ablaye Wade joxoon na fi ay machines yoo xam ni mun nañu waaw diwlin seggal bi buñ ko bàyyi woon kon diwlin du yomb xool leen ginaar bi biñ koy xeex man maa ngi fàttaliku Momar Ndaw da doon bëgg a xeex ak Ahmed Fall Baraya ci benn réunion ndax Ahmed Fall Baraya da ko ni duñu nangu tey ñuy bañ a indi poulet bitim réew ndax yéen bu ngeen ko fi waxee du ngeen assurer Sénégalais yi ni ginaar dana doy du ngeen assurer qualité bi nangam ñu ko ñun suñu yoon nekku ci mu bugg a jikko xeex ak moom tey fu ñu toll Sénégal li muy dundal ci doomu aadama ci liggéeyub ginaar kenn mënu ko wàññi te léegi ginaar a gën a yomb yàpp ak jën waaw loolu ñu réussir mënuñ ko réussir feneen donc dama jàpp ni solution yaa ngi fii mais nañu manko ci benn affaire bi te maa ngi dégg suñu ndaw yi jeunes UNCS démb biir ki démb ñu ngi mëbët naan ñun dañu ñu wax nit ñi nañu inscrire élection mais bu ñu deful bu ñu politiciens yi jàppul dinañ leen wax bu kenn woote ji parce que kooku lu ñu mënul régler léegi duñ ko mun a régler après élection yi te ñu ngi dem ci conseil national de la consommation avant 14 heures dinañu wax la fa génn mais li ma mën a garantiral nit ñi bëgg naa nag pour l'intérêt des Sénégalais ñu ni ma da ngay fen kooku moom vraiment loolu lay ñaan mais xam naa ni 14 heures bu jibee kenn du wax ni wàññi nañ ndax commerçant yi duñ ko d'accord voilà. jaxasoo na Mohamed. waaw man de ñaari laaj la am bu ci njëkk bi moom mooy souvent fii Sénégal dañuy dégg ay kuréel yu ni mel bu jóg ne dañuy taxawal ñun askan wi te ñun duñu xam kan moo leen fal ci askan wi kan moo leen jox kàddoom ak sañ-sañ pour ngeen ñun di ñu sàmmal li nga xam ne moom mooy suñu àq ak yelleef. très bien en commençant par man li tax ma créé union Ascosen dama doon liggéey ci benn boîte bu ñu naan Sipodac loolu yàgg na dans les années 90 xaw ma
ma di fa liggéey waa ji di def ci ay maanaam internet kër yi muy wone et cetera ma liggéey ci biir boîte bi léeg-léeg ñu wone benn conteneur ñu affaire bi dafa jóge bitim réew nangam ma xam ni ay nax la bu mu wóor nu ma dénoncé ko comme dafa bari woon doole jegeñ président Abdou Diouf boobu jamono ak bare doole daal ñu bon bu nu xataabal ma ba jàpp ma gendarmerie de fii Thiong sama mbokk yi dem seeti Dansokho Ablaye Wade boobu ñu ngi opposition fexe may bëre waa ji di xeex ba ñu génn ma ñu denc ma 24 heures 48 heures ndax jaay ma doole mais bi loolu amee ba ñu alerté asa gouvernement bi génn ni soutenirul waa ji ñi jëndoon seen kër ñu nax leen def mbooloo loolu xeex bi loolu antoo ma dem Enda Tiers-Monde dem si yàlla bi ñu kuur bi créé woon Enda ni am na association consommateur ci àdduna naa fexe ba jokkalanteeg ñoom ci laa jokkalanteeg ñoom di ci liggéey bi ko gën a déterminé bi nga xam ni defar noonu yëpp ma jóge marché Sandaga benn veyu tabaski xaw ma korité am naa faale ñi dinañ ma sumi ndax defoon naa ci saak bi provision yu bare boobu port fa la garage ba nekkoon man daal ba may waajo yéeg Njaga Njaay bi daal mu tardé yéeg xam naa ni yow Fall nga war a sant yaa ngi ree wala jaañ mais yëpp tuuru toj mu ni waaw lii fu ma koy jooyee ma ni bu ma demee syndicat danañ ma wax ni ñun lii du suñu liggéeykat yi ma ni kon naa taxawal association de consommateurs man kenn la woon moo xool affaire yi ni mu moo woote bi may woote addunaag li ci biir ay mënuma laa lim ñi aw ci association de consommateurs ñu def mbooloo chambre de commerce ñi naan jàppal bàyyi ñu taxawal man ma waroon nekk président comme j'étais très jeune je devais avoir à l'époque peut-être ay 39 ans ma ni naan bàyyi kenn mu jiitu man ma nekk secrétaire général après dugg politique dugg ci mu tasaaroo ma dem Momar ñëw politique waaw pas politique mais mu ñëw dugg ci après may créé waat comme li ma la waxe woon waaw li mu wax ni argument yu ñu mës a daje la c'est la première arme dañu bëggul association de consommateurs li ñu bëggul c'est pas que li mu wax dafa am importance c'est pas que moom la mais dafa poser question waaw moo di kan moo leen fal waaw attends parti politique mais ñi créé woon PDS wala PS ñan ñoo leen faloon à part ñi ko sos waaw mais boo ko sosee après nag dafay am ay kuréel di dem ci instance yi ñuy palaat ay nit ñu war koo jiite très bien di dem ci ay congrès mooy li ma la wax mais ñun consommateurs yi c'est comme même problème bi laa am ak ñoom Doudou Diagne Diecko amateurs yi amateuru làmb yëpp boo leen dajalee kenn xamu ci Doudou Diagne Diecko kenn musu ko gis te moom nee na moo yor seen kàddu ñun consommateurs yi aussi ñu yor suñu kàddu c'est pas damay diingat wala dama ci àndul mais kenn xamul lan moo leen fi samp dañuy jékki-jékki rek dégg leen ñu yor suñu kàddu di ñu waxal ñun ñi ngeen di waxal ñun xamuñu leen jërëjëf waaw looloo wundu laaj non xam nga dama ci kontaan xam nga lu tax parce que daf ma wóor ni ñu ñuy dégg di ngeen gis ay réaction ñu la bërki démb la ñu installé 5 Mbacké Bambey Touba Diaganiao Thiadiaye week-end bii mu ngi ñii di may dégg beneen bi moo di média yi ñooy favoriser léegi man à part man dama bañ systématiquement pour moom mu woo ma sax ay munum naa wax sax ay galgal ndax naan ko booy man munuma ñëw aw mu nangam la parce que Jean-Pierre bi dafa dem ba nga xam ni dafa mujjee doon une institution mu ni sama gaañ yi mais man bu ma fi nekkatul seen problème mooy lan munu leen benn nit ngeen jàpp
balaa ngay wax benn journaliste mu ne bu ñu gënoon Jean-Pierre ñëw. mais léegi nous à l'UNCS on a réglé. xoolal média yëpp. am ngeen fay kii. am nañu ñu demal di mais c'est un combat interne parce que man dama gëm ni sama succès organisation mooy sama succès c'est-à-dire man la ma waroon def naa ko pour am critique non à l'heure actuelle mën naa wax c'est du 100%. xam nga lu tax parce que je fais tout je me suis comporté comme un dictateur ci INSS comme un véritable dama naan lii day am xam nga lu tax parce que pour nga dindi ko faut me mettre en minorité musuma gis minorité man le combat tu me mets en minorité ça n'a pas été le cas ma dem ba toog loolu lay favoriser léegi donc yow li nga wax y a une part de responsabilité des médias parce que man mën naa comprendre ñu ni woo nañ diw munuñ ci gis naa ko ci ay plateau ba ay politiciens naan yéen du ngeen ñu woo ñu ni journaliste bi ñu leen diw seen responsable woo nañ ko ba sonn munuñ ko jot mais qu'on fasse la même chose pour les associations de consommateurs bu ma lim mais ñeent lañu yoo xam ni suñu tur mi ngi ci plateau yi ñun man sama bos moom effacé naa ko. léegi bu laaj bu mujj bi moom mooy tey jii lan mooy solution bi ak taxawaay bi maanaam bu ñu jékkee-jékki ñu teg ñu ay prix yoo xamante ni jàpp nañ ne jaaduwul wala jël benn mbir raaral ko ba mu raar jénnewaat ko daal di ko yokk comme li ñu nar a dund ci suukar si fii ak fan ci sama njort bu ñaaw lan mooy nekk nag suñu taxawaay. benn avant toute négociation sénégalais yëpp nañu delluwaat prix au 1er janvier loolu mën nañ ko comprendre. mais ay wax rek lay nekk. ah non dañ koy jëfee action yi d'abord plateforme yi nañ ci def mais bu fekkee ñun dañu ni nañu dellu prix 1er janvier keneen jóge fale sama benn nattaango nii nañ waxtaan lu ñu waxtaan te ñun ñu nii loolu mën na nekk loolu bu ñu nee d'accord nañ ci lay soog a waxtaan nan lañ koy maanaam defee benn condition moo am ñu dellu prix janvier yi ngeen doog a waxtaan. voilà sinon du ngeen waxtaan. voilà léegi bu ngeen waxtaanul lu ngeen def maanaam bu ñu delluwul ci prix 1er janvier. mais li ñu yoon may am na manifestation am na déposé ay mémo bu boobaa danañ xam défaillant yi ndax ku ni man d'accord naa waaye ñu waxtaan mais boo waxtaanee mais c'est parce que yow la ñu wax la nga bëgg ñun li ñu bëgg ñun du INCS moo bëgg askan gi moo sonn léegi bu boobaa di nga ñu indil beneen waxuñu ni day am par force nañ ñu indi ñu ni ñu léegi ceeb bi 100 francs la woon 1er janvier li ngeen bëgg mënul nekk ndax transport bi yokku na nangam yokku na bu boobaa dinañ leen wax ni leen 1er janvier boobu bi ñu ko yokkee ñaata kilo ceeb a fa nekkoon bu ñu nee 1 tonne ñun ñi génneel leen ñu facture 1 tonne yi doon jar 100 francs ndax bu mu yokkee 110 francs yokk ngeen 110 francs ci genn wàllu tonne bi ngay xam nga ay négociation la Sénégalais yi xam ni ñu ngi ci liggéey waaye ñu nekk sa ginnaaw ni la déedéet dinañ wàññi diwlin bi di ñëwaat ñu loolu daf ñuy tasaare ñun ni loolu rek la ñuy liggéey def ko ci yoon marche am na grève de la faim moom man de du ma ci bokk xanaa faale ni mais du ma ci bokk ma marche pacifique déposé ci préfet yi ak gouverneur yi benn lettre mooy mémo adressé au président de la République pour lui demander ça ak loo ñaar ñooñu moom dinañ ko jox déedéet jamais de la en tout cas comprendre naa la man sa buur laa ab ndóoyeen laa. ëppatuloo moo tax sànq ba léegi ma bàyyi la ngay wax rek li tax nga taamu daal lu dul consommateur yi yow xeex yi bëri ci dëkk bi ni mu bëree nga taamu consommateur yi. njegeen jee tax. lu suukar nag mooy indi jabet kon nga xam ni neexaay bi feebar sax la indi. merci beaucoup Badiane ñu daal di tëj dernière laaj bi. après dem xooli ji astuce nag balaa ñuy tàggatoo. avant mooy dugg rek ci li nga xam ne moo nekk laaju mujj bi Mouhamed Ndoye ñu ñëw rek tuuti ci li nga xam te nii am na solo ñoom ñu koy def mu nekk liggéey boo xam te ne liggéey bu métti la te gisuñ kenn koo xam te ne aussi jàppale nañ leen ci li nga xam te moom moo nekk seen liggéey parce que man je me dis que ne souvent aussi askan wi seen bopp ñoom ñoo war a xam li nga xam te ni moom moo nekk
seenu avenir seenu nekkin tey jii man mënuma jàpp politicien bu wootee ñëpp ñëw topp ci gëm li muy gëm alors que yow bi nga xam te ni bés bu yàlla saak yaay jëfandiku di consommer consommation dafa yaatu consommation dafa large donc war nañu mën a xool suñu bopp ñu fexe à chaque fois di xool ñi nga xam te ni ñu nekk aussi ay association de consommateurs bokk ci ngir fexe au moins quand même di défendre seen i àq ak seen i yelleef parce que c'est très important tey ji jot na askan wi yëpp génnandoo booloo réclamer tey ji ñu wàññi prix yi parce que vraiment fi ñu toll nii métti na loolu donc ñu leen di wax rek jaa ngeen jëf ci liggéey bi ngeen di def sénégalais gis nañ ko sa kàddu gu mujj lan lay doon. moo di nañu xeex mbirum yokk bi parce que conséquences yi. dina metti trop ma jox ci quelques exemples. koor yëpp am na ñu baax am ñu bon. mais tey ki nga xam ni da doon feeku ñaar fukki junne. ñu yokk fan lay jëlee bu dee kuy joxe kayitu état civil la. weccit bu mu fa am lay am. ki nekk ci circulation bi. foofu lay amee weccit. jafe-jafe yokku ki nekk hôpital bi. dëgg la dana jéem a jaay ay garab. mbaa muy def mbirum guerre. maanaam ñi liggéey ñu ci bari dinañ ci profité ndax amuñu beneen solution. dëgg la te ñoom peut-être mënuñu grève ndax ñu ngi xëy di gont foofu la ñuy amee mais yow mi nga xam ni da ngay dund ak ñoom yaay dem hôpital yaay wuti kayit yaay dawal ci circulation bi foo nga doon dépenser ñaar téeméer par weer di nga fa dépenser junni ñaareel bi kër yi doon ni yekk pour fukki nit dootuñ ko am xale yi commencé génn taxawaalu di agressé ki di def ak na ko sa dul noonu njaboot yi donc yokkumte dund indi na loo xam ni dañuy foog ni ci ñi yor rek la nekk mais boo duggee kër goo xam ni yow xëyoo gonte too te ñu yoroon la fa dootuñu la mun a yor te bu boobaa da ngay dem lori ji sa bopp mais bu fekkente ni dañoo yokk ci kilo ceeb bi wala ci yeneen dund yi parce que même ci luwaas bi ñuy def mais koo xam ni benn bâtiment la yor war cee dundal ñaar ñetti jabar ak ay doomam mais bu ko mënatul mais dina fexe ba génn ñenn ñi dugal ñeneen ñi pour yokk donc sama kàddu moo di waaw yokk bi ñuy yokk waaw bu ñu ci taxawul ñun ñëpp naru loru te bu loru amee solution dootul am kon boog nañu ànd manko pour que prix yi ñu am tey ñu commencé ko delluwaat ci 1er janvier ba am lu ko gën lii mooy combat lii moo jar combat ñu lay jaajëfal bu baax a baax Jean-Pierre Dieng fondateur et président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal ñu doon am mbégte bu mag a mag di la dalal ci kanu Bët Set Mouhamed Ndoye Aïcha wéyalal merci beaucoup Mandione Aïdara damay jox madame Astuce bu astuce ba pare ñu xool anniversaire 10 jours bi daal di ñëw nag tàggatoo ak jengeen bi xam naa jël na ci beñe yi bu baax a baax a baax a baax ayca jengeen bi laay ree ak consommation bi consommation beñe consommation locale donc Ameth comme ni ma leen ko waxee sànq tey corossol la ñuy waxtaanee corossol nag ku ko dégg gën koo xamee si jus wala fruit bi rek noonu nga koy consommer di koy lekk en tant que fruit wala nga def ko ci jus buy également mais tey feuille de corossol bi la ñuy gën a waxtaanee vertu yi ci nekk ferñeent yi ci nekk feuille de corossol nag am na vertu yoo xamante ne pour trouble de sommeil am nga comme ni ma fi doon wax démb rek am na ñoo xamante ne seen nelaw rek lewul soit guddi gi duñu nelaw bëccëg bi la ñuy mën a nelaw wala guddi bu ñu tëddee dañuy am la ñuy wax insomnie maanaam duñu teel a nelaw donc boo jëlee lii di feuille de corossol yi nga infusé ko di koy naan donc dina la aider à ce que ce trouble de sommeil réglé donc lii di aussi trouble cardiaque feuille de corossol bi aussi baax na si bu nekkee tu as des problèmes cardiaques da ngay jël feuille de corossol bi également nga def ko infusion nga koy naan dina la aider bu baax a baax ñi nga xamante ne aussi ils ont certains cancers cancer yoo xamante ne ñu ngi seen yaram donc cancer bu mun ci nekk rek donc lii di corossol bi aussi baax na trop dina la aider à ce que feebar boobu noonu nga mën ko faj bu baax a baax donc lii di aussi feuille de corossol bi anti-inflammatoire la
baax na lii di feuille de corossol bi aussi dafay aider ñi nga xamante ni c'est des diabétiques pour seen taux de sucre bi nekk seen deret wàññeeku da ngay jël feuille de corossol yi rek nga infuser ko di koy naan wala nga jël corossol bi nga xamante ni mu ngi noonu nga koy lekk mais bu mûr bi nag lañ si gën a taamu bi nga xamante ni ñorul ba kii bu baax a baax ba tooy bu baax a baax nga koy consommer surtout la nuit parce que guddi gi nga xamante ni doo bouger doo def dara donc c'est bien nga koy jël au couchant balaa ngay tëdd ñi nga xamante ni dañoo am problème hypertension aussi baax na si après chaque repas rek da ngay jël lii di corossol nga consommer ko bu amul corossol bi nga jël lii di feuille de corossol bi nga def ko infusion nga koy naan donc c'est antiviral c'est antibactérien lii di aussi jigéen yi nga xamante ne dañuy am infection par les voies urinaires wala même góor itam dañuy am infection par voie urinaire aussi mu nekk feebar boo xamante ne ñu bëri duñ ko détecté des fois ngay di def pipi rek maanaam ngay saw nga gis ni que sa voie urinaire mu ngi saf wala mu ngi am benn affaire boo xamante ne c'est irrégulier donc lii di feuille de corossol bi c'est très 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 efficace pour infection boobu la donc li nga xamante ni aussi mooy feuille de corossol bi c'est très 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 riche en vitamine C en vitamine A et B et E donc di leen koy utiliser pas ngeen si abuser nag bu nekkee rek mën nga ko am da nga koy utiliser 3 fois par semaine wala 2 fois par semaine nga daal di koy arrêter au bout de 3 semaines nga arrêter ko après nga jëlaat ko day nekk garab boo xamante ni rek doo ko tegle di koy naan tout le temps parce que boo ci di koy naan tout le temps te mën na la indile beneen gàllankoor bu nekkee aussi amuloo feuille bi nga jël fruit bi nga koy dagg di koy lekk wala nga def ko rek lii di jus nga koy consommer donc feebar yi ma leen fi limal di leen aider à ce que mu wàññeeku bu baax a baax Ahmed. merci beaucoup am na solo jangeen bi corossol de am na solo liñ ci wax yëpp. waaw jéego lu baax moom ñëpp ko bëgg. waaw lu baax amul kal amul gàmmu ñëpp ko bëgg. ñi nga xam ne Ahmed aussi am nañu rhumatisme aussi corossol bi baax na si trop dee leen koy utiliser. waaw kon am na solo loolu moom. dafa mel ni xob bi dem na bay bëgg ëpp njëriñ sax doom bi nit ñi consommer. xob bi moo gën a ëpp njëriñ parce que vertu yi si nekk moom moo gën a baax sax doom bi. jërëjëf ci astuce bu am solo boobu Laye Fall